salaamaaleykum man la Adja Khady Ndiaye responsable des femmes de l'APR de la commune de Mbao ëlbatiku nekkaat coordinatrice fii ci kër Mbaye Fall Rive A ñuy rafetlu nag bu baax acte bi nga xamante ne ni moom la Alioune Sow def di ko jàppale monsieur le ministre de l'environnement et du développement durable monsieur Abdou Karim Sall muy suñu coordinateur fii ci commune Mbao yàlla def tamit mu nekkaat en même temps le coordinateur des cadres du département de Pikine yàlla def mu nekkaat ministre de l'environnement lépp nag ci di liggéey le président Macky Sall li nga xamante ne ni moom la Alioune Sow def tey ci turu ministre ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax muy suukar yi nga xam ne da koy joxe ci bépp café goo xam ne am na fii ci kër Mbaye Fall Rive A Talib Karo mu di ko joxe di ko def nag ci weeru koor gu sell gi te xam ne weeru koor moom lépp lu ci yàlla def rek lépp lu ci waay def rek sa bopp nga koy defal Alioune nag dañ lay wax ne la kontaan nañu bu baax a baax di la remercier bu baax a baax gis nañ sa taxawaay ci commune Mbao duñu nekk Mbaye Fall sax mais ci toute la commune de Mbao gis nañ fi sa taxawaay ak ni ngay jàppale monsieur le ministre ba tax na nag li nga xam ne ñun nga ko defal tey ñun waa kër Mbaye Fall Rive A kontaan nañ ci loolu di la ci ñaanal nag te di la wax ne la yàlla suñu borom bàyyi ak sa ministre yàlla suñu borom bàyyi ñoo suñu ministre ñun tamit liggéey bi nga xam ne moom la ministre di defal président Macky Sall di ko ci jàppale yàlla na ci gis lu kawe njortam lii nag duñ la guleet ndax nag suukar yi moom di ko joxe moom defe naa ci café yi ministre Abdou Karim Sall daan na ko def bu yàgg booba nekkagul sax ministre kon nag tey bu ko saw defee ci turam kon defe naa sotti ci ak def ci la kon nag ñu ngi ñaan yàlla nañu yàlla jàppale ba lii ñu tàmbali nii ñu àggale kook alhamdulilahi rabil alamin saw daal duñu def du di la sant di la gërëm di la remercier nag ci turu ministre Abdou Karim Sall ak ñi nga xamante ne ni ñun ñëpp ñoo séq kër Mbaye Fall gi Rive A maa ngi taxaw nii ak le CC du ministre Abdou Karim Sall defe naa su ma ci paree su ma daanelee moom dina ci sànni kàddoom man nekkaat fi tamit ak ki nga xamante ne ni mooy Maodo Gueye vice coordinateur kër Mbaye Fall Rive A nekkaat fii ak la responsable des jeunes filles Anta Sall nekk fi tamit ak Moustapha Diop le coordinateur des enseignants dafa am ngant nekk fi ak toutes les jeunes defe naa su ma limee rek defe naa fii la ñuy toog ba ci kanam ndax gaa yëpp a ngi fi kon nag dama koy yemale fii di wax ne waa kër Mbaye Fall Rive A ñëpp a ngi nii femme yaa ngi nii jeunesse baa ngi nii te di xam ne nag li tax ñëpp teewuñu xam ngeen ne heure bi nii dafay xaw a xat te dafa am ñu bari xam ñoo xam ne dañuy defari ndogu lu ñu def lu di sant di gërëm saw di la ñaanal ci barke Cheikh Saliou Mbacké yàlla na yëf yi jëm kanam. jërëjëf ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziare ci koor gi di kontaan ci li nga xamante ne nii Aliou Sow suñu frère suñu camarade def na ko au niveau de la commune de Mbao muy jël lu am solo ci wàllu ay denrées mel ni suukar ak café def le tour de la commune de Mbao jël ko jébbal ko ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy organiser wu dans les quartiers di dimbali askan bi heure ndogu bu jotee mu ñëw fekk si leen ak lu am solo nag donc loolu ñu koy rafetlu di ci am kontaante di ci am mbégte bi mu ñu fekk see fii tey à Kër Mbaye Fall ñu fas yéene ci ànd ak tous les responsables yi nga xam ne ñoo nekk ci localité bi def le tour des jeunes yi nekk ci quartier bi organiser wu teg seen ay cin di xaar ñu ñëw jàppale leen Aliou Sow nag bu ko defee vraiment duñ ne guleet parce que il est coutumier des faits depuis mu ànd ak monsieur le ministre Abdou Karim Sall yaakaar naa ni fu ministre bu teg tànkam bu teggee moom mu teg tànkam c'est un homme social c'est un homme qui accompagne le ministre dans toutes ses œuvres sociales donc lii bu ko defee dañ ci kontaan bu baax di ko ñaanal yàlla nag lu mu mën ren yàlla na ko mën déwén wala mu mën lu ko raw lii ñuy joxe aussi ñi ñu koy jox te mu nekk ñoo xamante ni dañu ko soxla jàpp naa ni bu ñu ko jotee dina leen amal njëriñ kon nag je pense que Aliou il a mis le doigt là où les gens ont besoin cette aide je peux dire donc ñu ngi kontaan ci yow Aliou di la ñaanal yàlla di wax ni geste bi ça nous va droit au cœur monsieur le ministre Abdou Karim Sall kontaan na ci parce que lu mel nii rek la soxla moom lii rek la xam lii rek lay def donc su gisee ay nit yu ànd ak moom di def lu mel nii du def lu kontaan ci li ci gën a neex nag mooy moom il le fait avec ses propres moyens donc loolu dafa am solo parce que yéwén ak baax moo tax mu koy def
mënoon na ko téye dugal ko feneen mais su xalaatee ni war na mën a jàppale askan bi war na mën a jàppale population commune de Mbao ci moment bi ñu nekk muy moment de solidarité et de partage ñun du ñu def lu kontaan ci di ko ñaanal yàlla jàppale ko kattanal ko ba lii mu mën ren mu mën ko yeneen i année te ñun ñëpp ñu fekkee kenn bañ a manqué jërë ngeen jëf. café yi nekk commune de Mbao yëpp lay jël jox leen suukar ak café pour jàppale leen ci li nga xam ne yéen a ngi ci boobu ba léegi metti na ñu amee xalaat boobu def nag Mamadou nu mu tuddati Abdou Karim Sall daan na ko def di ko continuer def ba commencement bi mu ngi def mais fii mu toll nii maanaam dompat ci sot la bokk moo waral tey ñu ñëw nii Aliou Sow ñëw indi leen café gi ak suukar si mu ngi noonu ngeen ñaanal Abdou Karim Sall mu jël maire bi yàlla xewal ko yow suñu borom xewal da ngeen fi yootu lépp suñu borom defal la amiin barke Serigne Touba Aliou Sow di rakkam di xaritam tey moo ñëw di wër café yëpp ci biir commune de Mbao démb lañ ko tàmbale ci Zac Mbao tey ñu ngi nii di ko topp Cheikh Diaw nag muy chef de cabinet ministre bi te dëkk ak yéen moo ñuy wan café yi fu ñu ne moo nañu fii am na café comme yéen a ngi jaamu yàlla fii gars yi fekk si leen ci lu ñu bëgg rek ngeen ñaanal Abdou Karim Sall mu jël dëkk bi bés bu ko jëlee mooy li may wax sànq sama wax ji fële maanaam dëkk bi moom dootul demee nii kuy café kuy def benn te jëlagul yaakaar naa bu jëlee dina def lu ëpp lii daal ngeen ñaanal ko loolu lañ fi ñëwoon kii nag mooy Aliou Sow moo waral lii yëpp li fi nekk bon donc ñu ngi jërëjëfal ñëpp ñu fi teew amuñu yàgg dañ leen di wax rek benn loolu ñu ci mën a sànni lu tuuti rek. waaw kon fekk ay jeunes moom di leen jàppale mën naa ne defaloo leen ko seen bopp jeunesse bi ngeen koy defal parce que àdduna moom boo xoolee li ëpp solo si àdduna mooy jeune parce que jeunes yi ñooy doon ni magi ëllëg waaw te loolu moom lu am solo la quoi lu am solo la. ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp seen taxawaay yàlla na yàgg bu baax waaw comme ni ngeen ko waxee rek yàlla na jël dëkk bi waaw parce que ñun moom la ñuy ñaanal parce que moo ñu defal lii ku ñu defal dara moom ñu ànd ak yow waaw ku ñu defal dara moom waaw yaa ma gën a xam waaw di leen sant quoi di leen sant bu baax waaw jaajëf ñu ngi koy rafetlu di kontaan lool parce que kii sunu maman la sunu yaay booy bu baax la di def si ñu loolu ak loolu jël ñu doomoo ñu jàpp ñu te yàlla rek tax comme ni ngeen wax nag si Abdou Karim Sall ñu ngi si ginnaawam parce que sunu yaay booy bi képp kum ñu joxoon rek incha allah dañ lay dagg amuñu lenn nag bu dul café gi ak koñ bi sant nañ ko gërëm nañ ko quoi di leen woo yéen ñëpp nag si cant yi suba incha allah jaajëf ak conférence bi incha allah jaajëf jaajëf. non mais Cheikh moo lay jiitu nga ak rakam Aliou Sow moo jëm ci biir koor jàppale ak Karim Sall wër café yëpp nag café bu nekk jox na ko saaku suukar ak benn café 5 kilos café. asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñu indil suukar si fii di leen wax ne yàlla nañ ko def ay ati at Abdou Karim Sall fi mu bëgg a egg si Mbao fii yàlla na ko fa yàlla eggale lii moom ñu ngi ñaan yàlla nañ fi yàlla dajalewaat ñun ñëpp weeru koor wi di ñëw fekk moom mu falu ba li mu bëgg a am mu am ko waaw ñun moom yéene nañ ko loolu quoi te ñu ngi si ginnaawam ñun jeunes yi nekk fii yëpp waa Alpha ak Baye Fall yi gars yi fii yëpp ñu ngi si ginnaawam merci beaucoup waaw ok. jarul sax ñu expliqué ñaan rek la ñu soxla ngeen ñaanal Abdou Karim. waaw asalaamaaleykum non ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziar di rafetlu initiative bi parce que soo xoolee ni am na solo trop parce que période bi ñu nekk période de solidarité la période de partage la donc suñu gisee ñu ñëw jàppale ñu si solidarité bi jàppale ñu si partage bi dañ leen siy gën a encouragé xam nga pour ñu gën si persévérer parce que xam ni fii lu fi waay def rek yàlla nga ko defal te après ñaan yi aussi tamit comme ni ñu koy joxee rek
ñëpp nañ ci sentir seen bopp quoi nañ ci gis seen bopp waaw vraiment dégg nañ li ngay def aussi Aziz mosuma la gis mais damay dégg sa tur yàgg na mais bon continuer rek parce que social mu am solo quoi vraiment on vous remercie di leen encourager waaw dëkk bi moom suñu njëriñ la parce que c'est notre ministre fii Mbao benn ministre la muy moom donc su Mbao doxee ministre la su doxul ministre bi la donc ñun ñoo ngi ci ginnaaw ñoo ngi jàppale ñëpp incha allah. masaw maanaam mënoon sax wax sax moom mënu ko wante maanaam geste bi moom naaj na trop waaw moom Abdou Karim Sall yàgg na ak moom moo njaay mi xam na si dara waaw ak sama jigéen bi waaw lii moom leen si yàlla def jàmm amiin mu jég leen jég ñu tamit amiin yaa rabbi waaw amiin waaw loolu dëgg la jërëjëf jëwriñ jërëjëf kàddu yi am na solo ça va bien ça va bien waaw di am mbégte bu baax tamit ci lii quoi ndax ñun tamit wax dëgg yàlla amuñu lu dul café yi mën a yem ñi ngi koy ñaanal jëf jëf ni suñu borom yokkal ko fuloo ko defal ko teranga ba li mu bëgg ci réew mi suñu borom may ko ci barki borom Tuubaa doole Maam Serap Fall ñu ngi jégalu bu baax nag ñu ngi ñëw waaw Abdou Karim Sall yàlla jël maire bi bu fekkee mi ngi taxawal café rek yàlla jël maire bi ndax ñun amuñu lu dul ministre Abdou Karim Sall Aliou Sow rakkam di ko jàppale di jàppale président de la république café yi nekk ci commune bi yëpp fu ci nekk jox na la benn saaku suukar ak café donc ñu ñëw fii fekk leen ngeen yor organisation bu rafet bii gis leen ni ngeen taxee ñu xam ne fii yàlla ngi fi wax fa dëgg yàlla li ma bëggoon nag tey fii ñuy taxaw man laa ba ne Baye Fall yi ku ñu ñaanal mu nekk ñaanal leen Abdou Karim Sall mu jël mairie bi incha allahu rabbi yéen a ko wax ñaanal leen ko mu jël mairie bi bu jëlee mairie bi ma subventionné café yi man maa wax ñu ngi ci ànd ak Cheikh Diaw chef de cabinet am dëkk ak yéen ànd ceeg maire Khady Ndiaye xam ngeen ko bu baax Mamadou Ndiaye mais Aliou Sow mii nga gis effacé tey lii yëpp moo ko waral moom Baye Fall la dañoo ànd ba sëñ Abdou Karim ci màggal gi muy yëkkati xéewal di ko jox àndi sëñ Mountakha muy yëkkati xéewal di ko jox donc bu ñëwee ne ci café yi lay wër moom fa lay def donc lii du ma bett ci moom waaye ma bëgg ngeen ñaanal ko li muy def mu gën a yokk ñun amuñu kenn ku dul ñoom donc bu ñu ñëwee di taxawu nit ñi dañ leen jàppale. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu don yi ngeen andi rafet na trop bon sama grand vieux moom lu mu wax amul dara lu ma ciy tegaat parce que sama grand bu baax la ak Cheikh Diaw maa leen di remercier bu baax di leen sant di leen gërëm parce que lii nice na trop fekk ay xale yuy def benn acte ngeen ñëw jàpp si di leen sant di leen gërëm. moom dara yitteelu ko donc Aliou Sow mii ñëw fii nag indi dooleem di ko def ñëw ñoom ñëpp ñu koy def waaye nag bii dañ ko ci gën a taamu ndax daf ci taamu ñun Baye Fall boo xoolee tey sax ñun Baye Fall ñooy wax mais ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram lépp li nga def yal na ko yàlla fay waaw bu dee yaa si jóg kese maire bi noonu la demee nag lépp lu mu si yaakaar moom yàlla na ko ci am rek ndax li mu def ni moom jafe na trop si doomu aadama def ko waaw lu toll ba jour bi ni ba tey ji muy métti mu demee ni mu defee nii kon moom yàlla na ko yàlla fay xolom waaw yàlla na ko yàlla fay xolom lu mu bëgg lu ne yàlla na ko ci yàlla jàpp tey nag dañu ànd ak suñu xarit suñu frère muy kii taxaw nii xëy na moom ngeen miinul ci koñ bi Aliou Sow la tudd nekk suñu frère di jàppale suñu kilifa bi ñuy àndal ci politique te ñëpp ngeen xam ko muy le ministre Abdou Karim Sall mu jël ci dooleem suukar ak café wër commune bi yëpp yóbbu fa teraanga boole leen ci ñu bëgg ngeen ñaanal ko yàlla kattanal ko dëgëral ko yàggal taxawaayam ministre bi muy jàppale moom it li mu mëbët am ko yéene ci dëkk bi ci Sénégal ak fii ci commune de Mbao yàlla mottali ko kii
seen frère la xam ngeen ko bu baax. Adja Khady moom moo jiital liggéey bi fii ci wàllu APR kuréel bi ñuy yor fii Kër Mbaye Fall moo nekk ci bopp bi. Marie Dem mii xam ngeen ko seen sœur la Fanta Sey di kazalika anu Ousmane Seck mi ngi làqatu ci ginnaaw donc délégation bi yaatu na vraiment am nañ mbégte ñun ñëw fii parce que fi ñu dem yëpp daanaka rotaluñu ay kàddu mais bi ñu ñëwee fii dañuy wax parce que suñu ay rakk ñoo fi nekk lii ñuy def defaluñu leen ko suñu bopp la ñu ko defal donc kontaan nañ bu baax di jox vieux moom mi nga xam ne mooy Baye Fall moom yaakaar naa ni war na mënul ñëw fii te du jël kàddu war ngeen ko miin war ngeen xàmmee kanam yi voilà ñii ay Baye Fall lañ bu wér mu bëgg nga jàppanteeg ñoom bu wér a wér jàppanteeg ñëpp fii lay defee déclaration ah d'accord donc fii la koy defee comme yéen ne ngeen fii la ñuy yem donc fii lay waxee fu ñu jóg fi ñu dem boobu ba léegi fu ñu mujjee foofu lay taxaw wax fa la ñuy dogee doog a dem yàlla def na nag ci Baye Fall yi comme ni nga ko waxee dañoo ñëw ba ci Baye Fall yi daj fi donc dañ fi ñëw di leen siyaar bu baax jëwrin ñu ngi màggal yéen ñëpp Aliou Sow day jàppale ministre di jàppale président de la république café yi bi mu commencé ba léegi dane moom du def fenn fu dul café yi fu ñu nekk parce que du ko dund gis café yi lu ñuy daj mu ne ñii dañuy sonn donc moment bii pour mu ñëw jàppale ni ci day yomb day baax loolu yéeneem moo tax mu ñëw fii boo xoolee tey Cheikh fii moom rek moo wax fii ci yoon bi yëpp Baye Fall yi lañu jël sax pour ñu wax man Baye Fall bi man maa wax donc dañ doon ñaan ngeen ñaanal Abdou Karim Sall parce que Abdou Karim Sall li mu def ci dëkk bi politiciens yi yëpp nag jaar nañ fi bari nañ trop mais li mu fi def kenn mësu ko fee def man mën naa ko wax je pèse bien mes mots tey Cheikh Diaw gi nii c'est un jeune tey mu jël ko def ko chef de cabinet fii la dëkk san koy loolu mosu fi am dagem fii la dëkk ci biir dëkk bi loolu mosu fi am donc yooyu mu def nag ñu gis ne xale yi bés buy dem moom dina am promotion boobu nag lañ doon xaar ci ñoom moo tax ñuy sonn ci politique. donc Cheikh Aliou Sow moom looloo ko indi mu dëkk ak yéen fii Kamb dëkk fi donc doon doomu dëkk bi jël ci ñaqam di def boobu muy def nag ñu ànd ceeg maire Khady Ndiaye comme ni ko Cheikh waxee du ma lim kenn donc man dama bëgg yéen ngeen ñaanal Abdou Karim Sall mu jël dëkk bi bés bu jëlee dëkk bi rek café yi day gën a neex ndax mburu yi dina am saucisson dina am ay fromage grillé ak yooyu. ci nekk turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni taxawaay bi rafet na lii rek lañ doon séntu ci yéen te ginnaaw yàlla suñu borom yàlla def na ngeen matale ko comme niñ ko yaakaaree ci woon ci yéen quoi ndax dëgg la bii mooy sama première fois sax may wax ci ay micro wala yu mel noonu moo tax wax bi day xaw a jafe mais kanam yi yëpp moom xàmmee nañ leen te wax dëgg fa yàlla ci luñ mënte nekk rek ñoom ñi ngi ci muy grand Cheikh ak ñi mu àndal ñëpp ay galas ku ci nekk xam nañ daal sa féete ci ñun quoi xam nañ ni li ngeen di yóotu bis bu ko suñu borom yombalee dina gën a yaatu dañ leen di ñaanal fu ñu toll nag moo xam ngeen yëg ko moo xam yëgoo leen ko te lu ngeen nekk tamit ñu ngi ci daal ci turu nag waaw axlu bi yëpp laay wax waaw muy ñoom Diallo ak mafia bi fii nii yëpp Baye Fall yi wax dëgg fa yàlla dañuy sonn ci kii bi te yéen fi ngeen ñëwee foofu la daal da ngeen a ñëw maanaam fekk ginnaaw yàlla affaire yi gën a metti ndax ci cëppaandaw gi daanaka li nga kiyoon yëpp day daal di mat billaahi lépp a jeex par yàlla suñu borom gis nga ngeen daal di teew goo ngeen teew noonu nag waaw lu kawe la ci suñu njortu daal waaw am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax Aliou Sow ñu koy soo a gis mais bul tiit dara bu soobee suñu borom kenn du def lu baax mu ko di ko rëcc waaw te lii nii lu baax la daal waaw loo nekk rek Cheikh moom bu ñu koy yaatalee wala galas wala keneen ñun ñu ngi ci barke sëñ Bamba ndax ñun moom amuñu lu dul taalibe waaw kese kontaan nañ trop nag waaw nabi yàlla la rek waaw maa ngi nuyu population commune Mbao département Pikine d'abord pour l'histoire fi ma taxaw nii tey fooy naa fi waaw mu nekk lu ma marqué aussi mu nekk une deuxième journée bu bokkul ak bu dem bi de distribution de denrées comme ni nga ko waxee li ci jiitu rek ma li ma waxoon démb ñëpp xam nañ ni nekk ci joxe ci weeru koor donc defaluma ko daanaka nit ñi mais sama bopp laa ko defal comme ni ma ko waxoon démb ñun ñi ci bokk tey ñoo nekk tey au même pied d'égalité ci liñ ci yàlla di fay donc geste la pour aider mais aussi pour encourager parce que ni ma ko waxoon démb Sénégal dafa am richesse mu nekk lu rare tey foo taxaw soo yorul mën nga taxaw fen nga naan café am loo def sa gémmiñ donc loolu jar a encourager la man nag pour motiver ñi def loolu moo tax ma def lii à travers le ministre Abdou Karim Sall di sama frère moo waral ñuy def geste yi. Je dis que je ne voudrais pas d'une jeunesse divertie
maanaam jeunesse boo xam ne dañ naan woo rek jëm leen fi mu dem foofu j'ai dit que je voudrais une jeunesse réfléchie buy xalaat buy créer buy def yëfu boppam taxawal te mën ñu commencé feneen fudul fi nga xam ne tey ñun fii lañ jógee moi je suis parti de rien commune Mbao fii laa jàngee fii laa jógee ba li ma yàlla jox tey donc je donne un exemple aux autres que ne mën na nekk c'est possible mais tout en y croyant li nga gëm rek loolu la yàlla di defal li nga gëmul nag doo ci yegg moom. benn appel maintenant aussi mooy ñu nekk en mesure de faire le bon choix ñu éviter de choisir nit par défaut parce que ça arrive souvent je voudrais pas citer de nom mais tey ku ne xam ne dëkk bi dara doxu fi et je voudrais que les gens portent le choix sur Abdou Karim Sall c'est le candidat idéal pour sauver tey li fi des pour la commune de Mbao et les populations. laaj bi mujj bi foofu da laa la bëggoon a laaj mooy da ngay jàppale Abdou Karim Sall te ñu ngi si base boo xam ne ñi ñi ko yore ko jiitu commune bi maire Diané la mais yéen jéego yi ñu nar a def comme ça pour jàppale jeunesse bi nga xam ne ci commune Mbao pour ñu def choix si Abdou Karim Sall. waaw loolu nag ñu ngi ciy liggéey du lu ñuy wax aussi ci devant peut-être les caméras mais ñëpp xam nañ ne programme am na président am na un programme bien défini à travers DER ak yeneen structures yoo xam ne ñu ngi koy taxawal ANPEJ ak yeneen wax nañu aussi budget bu mu alloué à la jeunesse loolu à travers pratiquement secteur yëpp responsable ya fa nag ñu ngi ciy liggéey bu liggéey bi yembee pare ñëpp képp kuy jeune nekk Sénégal ak foo mën nekk di nga si gis sa bopp di nga xam ne taxawal nañu un programme bien défini pour le développement de la jeunesse maintenant li ma waxoon dama lay waxaat nañu éviter ñu ñuy fekk ci lal yi di ñu jox ay financement wala jox la financement li ngay jëkk def jënd téléphone jënd tubéy jënd dàll sur un montant boo xam ne dafa définiroon pour liggéey li ko indi nag mooy ñàkk formation ak ñàkk na ci dara nit ñi nañuy ne ci dara ñu fekk ci leen ci loolu jàppal leen man c'est à ça que j'appelle toute la jeunesse ñu góorgóorlu ne ci dara mais fi may tëjee mooy population de Mbao jël leen la mairie nga jox ko le ministre Abdou Karim Sall pour de lendemain meilleur wasalaam. Tout d'abord je voudrais remercier toute l'assistance et vous dire d'abord que c'est des actes qui sont posés qui sont des actes de charité mais aussi des actes bénis. Comme nous le dit peut-être notre religion, on sait bien qu'en faisant ce genre de gestes, on y gagne pratiquement sur tous les côtés. Mais je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes concernant peut-être leur façon de voir les choses et leur façon de dérouler. J'ai dit que je ne voudrais pas d'une jeunesse divertie. Si vous voyez, j'ai insisté sur le mot diverti. Parce qu'il s'est passé des choses pratiquement inexplicables récemment, qui a causé beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, tout le monde est retourné à peut-être ses activités. Et cela est dû peut-être à un divertissement. Maintenant, concernant mon message aux jeunes, le message que vous donnez à la jeunesse de Mbao. le message que je voudrais lancer à la jeunesse de Mbao, c'est d'être conscient, d'être en mesure de choisir, d'être en mesure de faire le choix et le bon choix. Le bon choix aujourd'hui, c'est monsieur le ministre Abdou Karim Sall, le ministre de l'Environnement durable. Il a eu à faire beaucoup de choses pour la commune, à travers ses activités, ses gestes et autres. Donc je porte peut-être un combat aujourd'hui pour l'aider à prendre la mairie, mais aussi j'appelle à tout le monde à y être. Je lance un appel à tous les leaders et responsables qui sont autour du ministre à faire pareil pour lui porter auprès de la mairie. Vous savez, j'ai une particularité. Je suis très discret. J'ai eu à faire beaucoup de gestes. J'ai sillonné pratiquement tout le pays. Mais je n'ai jamais été suivi par des caméras. Mais la commune de Mbao, c'est une particularité. La particularité de la commune, c'est qu'il y a un leader politique qui s'appelle Abdou Karim Sall, qui a des ambitions politiques et d'être maire de Mbao. Donc, c'est déjà un honneur pour moi d'être là, mais un honneur aussi de rendre service. Ce service rendu pour le bien-être des populations. Donc, du coup, je ne viens pas juste pour donner ou communier, mais je viens aussi lancer un message. Ce qui est valable pour moi est valable pour tout le monde. Je vous remercie.